Vision Sport di ab émission sportive bu leen seen rajo seen Vision Média indil di am dimanche bu nekk diggante 16h jàpp 17h30 ñu fas yéene di si waxtaane lépp lu jëm si wàllum tàggat yaram li ko demee ni football handball basketball ba si sax bëre émission boobule di application ak forum bi la du tineur ak la rajo seen Vision Média kumpa jeex na ci àdduna bi seen Vision Média la référence. asalaamaaleykum mbokk auditeurs yi mbokk internet yu seen Vision Média dellusiwaat nañu tey dimanche 11 octobre 2020 ci seen émission bi di Vision Sport ñuy jégalu xam ngeen dimanche bi passé émission bi jotul am lu ko waral mooy màggal Touba bi ak édition spéciale yi ñu ci doon def tey moom di ngeen am comme ni ngeen koy amee saa su ne ci micro bi Ousseynou Diallo mu ci ànd ak ay naatongom yu mel ni Elimane Ladiane nekk ci Maroc Abdallah ak Dominique ñoom ñu nekk ci France ci cabine technique bi ñu ci Hamidou Pouy nekk ci ñu indil leen lu ñu war a waxtaane tey. Seen Vision Média, Seen Vision Média. Seen Vision Média. Seen Vision Média, la voix des sons. mbokku auditeurs yi mbokku internet yi comme ni ngeen ko xamee tey moom dañuy tàmbale waxtaan bi ak match amicaux yi nga xam ne Sénégal moo ngi koy waajal xam ngeen ne jot na football ajjuma bi ñu passé diggante ak Maroc benn match bi nga xam ne ngir waajal éliminatoire Coupe d'Afrique Maroc am ci ndam suñu jógee ci loolu dinañu waxtaan tuuti ci li nga xam ne mooy résultat yeneen match yi nga xam ne tamit jot nañ ko jouer fii ci continent africain bi après ñu waxtaan tamit ci résultat yu am ci Europe suñu jógee ci loolu tamit dinañu waxtaan ak yéen tey tuuti ci éliminatoire yi nga xam ne mooy Ligue des Nations ak euro préliminaire euro 2021 bi dinañu waxtaan tamit ci wàllu transfert def benn bilan jàngat club bi seen taxawaay ren duñu fàtte tamit wàllu lamb ak combat bi nga xam ne kii di Gaston Mbengue taxawal na ko ci diggante Balla ak Bombardier dañuy def tamit benn jàngat seetlu ci wàllu basket mu xam ngeen ne Sénégal ci wàllu jigéen ñu ngi wàcc éliminatoire Coupe d'Afrique yi te tamit bu ñu seetloo at yi ñu génn kii di Nigéria daanaka mu ngi commencé nangu place su Sénégal dinañ ci def benn jàngat. dinañ ko tëjee ak VAR muy vision avec réaction yi nga xam ne seen émission bi di Vision Sport moo leen koy dictal nes tuuti ñu dugal suñuy expert ñu nuyoog yéen. kon mbokk yi ñu dugal suñuy expert tàmbale ko ci Elimane mi nga xam ne mu ngi ci Maroc mu nuyeek ay soppeem Elimane Ladiane bisimilah. Vision Média di seen émission bi nga xam ne mooy émission sport bi ñu xaar ñoom tout le temps tous les dimanches de 16h à 17h donc di leen nuyu di leen bëggee di nuyu ñu ma bokkal plateau bi Dominique Diatta Abdallah di la nuyu yow Ousseynou yow mi présentateur bi ak suñu technicien bi nga xam ne moo nekk ci wàllu technique bi di Hamidou Pouy ñu ngi nuyu bu baax di leen ziar. jërëjëf Elimane Ladiane Dominique Diatta bisimilah naka France foofu. waaw salaamaaleykum mbokk yi nuyu nañ leen yéen ñëpp di nuyu Ousseynou mi nga xam ne mooy doxal émission bi ak aussi Abdallah Ndiaye mi nga xam ne moom lañ fi nekkal di nekk suñu naataango. ak aussi Elimane Ladiane di nuyu ñëpp ñoo xam ne ñu ngi déglu waaw ñuy ndokkale ñëpp ñoo xam ne aussi ñoo jóge ci màggal bi nga xam ne moo passé nii voilà di leen ñaanal di ñaan lépp li nga xam ne moom jot nañ ko fay ñaan yàlla nangu ko voilà surtout coronavirus bi nga xam ne moo nekk ci àdduna bi bëgg a lëmbee di ko lëmbee voilà yàlla na ko fi yàlla jëlee voilà jële ko Ziguinchor jële ko Sénégal jële ko Afrique jële ko ci monde bi yëpp. jërëjëf Dominique Diatta xanaa ñu jox kii di naatangam boobu mu nekk ci France di Abdallah. waaw Ousse ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di la jox sa wàccuwaay di ko jox mboolem auditeur buy déglu rajo bi di nuyu suma naataango yi ma fi fekk di sëñ Dominique xam-xamam màcc loolu ci wàllu mbir mi ak sëñ Elimane
di nuyu aussi yow mi nga xam ne yaay présenté émission bi ak Amadou mi nga xam ne moo ne ci xarale bi di ñaan yàlla émission bi déroulé ci jàmm te lépp luñ ci wax rek mu mën a jëriñ nit ñi. jërëjëf Elimane jërëjëf Abdallah ak kii di Dominique Diatta kon ñu tàmbali waxtaan bi comme nañ leen ko waxee sànq ak match bi nga xam ne jotoon na dox ci diggante Maroc ak Sénégal ngeen xam ne Sénégal mujj see jëree défaite Maroc daan ko ñetti bal ci dara ci benn mu doonoon match boo xam ne nag jàngat yi bëri nañu ba pare tamit ak ay yenn absence xanaa di leen xamal nag muy doon loo xam ne indi na ay coow lu bëri ci kii di Aliou Cissé coaching beeg ak tactique beeg yooyu xanaa ñu laaj kii di Dominique Diatta d'abord mu wax ñu moom nan la jàngatee résultat match Sénégal beeg préparation beeg ak liste bi Dominique Diatta. waaw d'abord fi nga xam ne foofu la ñuy tàmbalee xanaa ci liste bi di wax ne waaw liste bi mu génnee aussi nekk na liste boo xam ne benn affaire rek moo ñu ci xaw a jaaxal lu ndaw mooy Ibrahima Niane mi nga xam ne ci jamono ji dafa nekk en forme te ñëwul. waaye à part ça moom leneen li nga xam ne moom la convoqué yëpp wax dëgg yàlla man moom gisuma ci benn faille boo xam ne am na ci leneen li ci topp mooy match bi moom wax dëgg yàlla jàpp naa ne comme ni ma koy faral di waxee rek erreur 2020 Aliou Cissé dugg na ci aussi comme ni ci ay entraîneurs yu bari yu mag a duggee fii yàggoon nañ ko fi wax yu ci mel ni ay ñoom Zidane ak yooyu noonu ci Ligue des Champions bi ñu fi defee Aliou Cissé aussi compté nañ ko ci ndaxte classement man jàpp naa ne doonuloon boo xam ne moo gën surtout ci milieu terrain bi défense bi jàpp naa ne moom li mu defoon baaxoon na pour essayer woon Ousseynou Ba mi nga xam ne moo doon doog a tàmbali ci milieu bi Kouyaté moom ci xawoon a jaaxal mais jàppoon naa bu génne woon Kouyaté rek dugal keneen moom ci classement bi dina doon loo xam ne moo gën leneen lu ci des wax dëgg yàlla gis nañu jafe-jafe aussi bi nga xam ne Sénégal am na ko ci jouer équipe boo xam ne da koy andil intensité bu mag a mag gis nañ ko ci moom yaakaar nañ ne Aliou Cissé jamono jii nii loolu la war a gën a liggéey voilà mais à part ça mu wax dëgg yàlla man jàpp naa ne ñi nga xam ne ñoo absenté woon même buñ fi nekkoon it milieu terrain bi doxul donc noonu rek la mënoon demee te milieu terrain bi amu ci kenn koo xam ne absenté na. jërëjëf Dominique xanaa ñu jox kii di Elimane moom te mu def benn jàngat ci match bi balaa ñoo dugg ci yeneen laaj yi allo Elimane. waaw Seynou maa ngi lay nuyuwaat encore une fois di wax ne en tout cas match bi donc man li ma ci wax daal c'était un match boo xam ne daal Sénégal c'était méconnaissable daal vraiment muy match boo xam ne nii daal joué na ko à contre nature ni ñu joué match boobu daal jaaxal na ñëpp daal donc loolu nag moom ci ay paramètres yu bari la yoo xam ne nii mën nañ ko caa tënk mais xëy na dañ koy bàyyi ba ci kanam ñoo gën ci xuusandi waaye daal li ñu mën a wax daal mooy match bi nga xam ne daal Sénégal joué na ko keroog moom match contre nature la donc du match boo xam ne nii Sénégal mas nañ ko xamee mu joué noonu donc nag li ko waral après dinañ ci ñëw ci kanam bu dee ci cadre liste bi ak yu ni mel liste bi moom wax dëgg yàlla man du ma ci am lu ma ci kii ndax ñi joueurs yi ñu indi yëpp waaw yaakaar naa ne ku ci nekk aussi fa nga nekk yaa jamono yi ñu toll yaa ngi fay doxal te yaakaar naa ne tànn moom bu amee faaw ñu am ñu toog am ñu ñëw. donc xëy na certes bi nga xamee ne Sadio Mané def na forfait xëy na mënoon a profité ci kii boobu occasion boobu mu ñu indi ci Ibrahima Niane comme temps yi moom wax dëgg yàlla am ni mu débuté baax na. donc dëgg yàlla loolu daal laa ci xalaat ne moo ci kii mais à part loolu moo wax dëgg yàlla ñi ñëw daal wax dëgg yàlla instant bi ñu toll wax dëgg ñu ngi doxal fa ñu nekk aussi ñu ngi fay góorgóorlu di ci doxal donc xëy na loolu moo ci kii bi léegi ci kanam tuuti buñ ci gënee dugg dinañ gën a wax liñ xalaatee ne noonu la Aliou Cissé waroon doxalee wala noonu la xale yi waroon a doxalee donc suñ wax ci suñu xalaat. jërëjëf Elimane xanaa ñu jàll ci kii di Abdallah Ndiaye ñu ngi lay nuyu. waaw Ousse maa ngi lay fay man xëy na xam nga match bi sax daanaka moom boo xoolee ñun suñu problème mooy saa yu ñuy dajeeg équipe boo xam ne ñoo ko xaw a ëpp tout wala ñoo tolloo niveau noo def ñun dañuy am ay problème donc loolu moom wax dëgg yàgg na fi mais nag xam nga football dafa doon loo xam ne question objectif la
defe naa kenn ku ci nekk dafa am objectif boo fixé ni fii laa bëgg a yegg léegi nag yow yaay xam moyens yi ngay teg en place ba mën a yegg foofu xam nga tey Sénégal Maroc dóor na ko coow li mi ngi tàkkar naa ku ne naan Aliou Cissé yomb na bii di ñëw mu dóor Mauritanie Guinée Bissau ñu fàttewaat lépp waaw amaat Lesotho wala Sao Tomé dóor bu ñu dajewaatee équipe bu mag mu dóoraat nu coow amaat donc manque objectif la rek dëkk boo fi gis fii muy jóg ci football wala mu mel ci nen du day jékki-jékki rek ne atum ren laay dugg atum ren laay jóg da nga koy préparer lu yàgg def naa affaire u kër suñ bi du ma ci ñëwagum lenn rek daal moom gis naa ko mooy booy essayer jour am ne mi ngi soog a ñëw mu nekk première sélection waroo tëb rek lancer ko dans le bain commencement bi ci match boo xam ne xamuloo naka lay demee mieux vaut nga dawal ak anciens yi boo demee ba deuxième mi-temps nga gis moom mu toog gis ni affaire bi di demee su boobaa nga lancer ko dans le bain dina ko jox plus confiance mais xam nga maa ngi lay rap jamono xewoon na fi jamonoy Samuel Monet xaw ma yaa ngi koy fàttaliku xaw ma benn yoon la mos a góolu Sénégal jël 4 buts. mooy Sénégal Burkina moo yàq carrière am. parce que dafa ñëw rek au lieu nga may ko tuuti mu toog observer gars yi mais nga lancer ko directement dans le bain. réussir baax na mais su échecgee da koy jàpp parce que premier match sélection ku sañoon quand même am loo ci def bon pour l'instant ma yamandee foofu ba ci kanam incha allah. waa Abdallah duñu jàll dañuy des ak yow tuuti laaj la léegi yaa ngi doon wax léegi ci prestation si nga bëggoon wax est-ce que foofu foogoo ne tamit dañoo ñàkkoon pexe ndax xam nga ne tamit ci wàllu gardien dañoo amoon ay absent yu bëri kii di Clément moom club moom moo ko tere woon mu ñëw kii di Edouard Mendy moom jotoon na def déplacement mais malheureusement dafa amoon blessure est-ce que tamit nekkul loolu moo gënoon tax ba Aliou Cissé am woon beneen option du lul rek teg kii di Bingourou Kamara ci camp yi. waaw mais xam nga Ousse. dafa am a toll muy jamono ji coronavirus bi maanaam chaque week-end sa effectif mën na manqué wala say joueurs ñu ci bëree bëri du ñu ñëw. te jamono bi nga xam ne nekk nañ ci actuellement nii rien ne va en fait dans le monde dañuy jéem a dund nii rek pour di am tuuti contentement mais tey bu fekkoon ne li ñu war a def lañ def ku nekk day toog bañ a football bañ a def dara mais pour éviter nekk dans ce pétrin là moo tax nit ñi di football donc chaque rassemblement. war nga jàpp ne mën nga perte ba 10 jours mais nag Sénégal warul ak fi mu toll ci football waruñoo demee di offices mooy tax a falu donc lépp da nga koy prévoir rek avant rassemblement bi di ñëw plan B plan C ba noonu jëm kaw mais actuellement nii chaque rassemblement même pays européen yi da ngay dem ba ci ne suba la match bi ñu ne diw testé nañ ko positif mu génn keneen ñëw. jërëjëf Abdallah kii di Dominique yow noo jàngatee ngi xam ne mooy absence yi nga xam ne nemmeeku woon nañ ko ci effectif bi nga xam ne ñu bëri ñoo ngi naan pesé na lourd ci défaite bi Dominique. waaw man moom comme ni ma la ko waxee comme ni wax naa ko sànq yaakaar naa ni absent yooyu noonu nga xam ne ñoo absenté ñaar la wala boog ñett sax ñett mooy góol bi ak Kalidou Koulibaly ak Sadio Mané. voilà certes ci CAN bi passé mën nañu wax ne ñoom ñëpp ay titulaire lañu woon waaye boo génnee 11 nga génnee ci ñett kese normalement leneen lu ci des war naa mën a dox. dëgg la donc yaakaar naa ne affaire boobu moom bu Aliou Cissé defoon ay moo gënoon ci biir match bi voilà yaakaar naa ne affaire bi mënoon na ci génn ak aussi joueurs yi nga xam ne ñoo doon joué intensité ba desoon voilà mu ngi noonu. Iliman yow noo gisee absence yi pesé na lourd wala déet en plus tamit yow ñu dinañ la am beneen laaj boo xam ne boo paree nga tontu ci muy tuuti ci ki nga xam ne moom mooy fond de jeu Sénégal ñu seetlu ne depuis Aliou Cissé ñëw ba tey xamuñu mënuñoo ràññeeku ci fond de jeu Sénégal ginnaaw bi nga tontoo tuuti ci absence yi. waaw donc absence yi dana ci jouer ndax ku mel ni Kalidou Koulibaly ku ko ñàkk ci sa défense donc dana ci am lu mu posé. aussi ku mel ni Sadio Mané c'est le leader technique de l'équipe ak lu waay mën a tiit donc buñ doon séddale pourcentage bi yaakaar moo ci ëppale ci li nga xam ne moom mooy pourcentage bi nga xam ne moom lay gàddu ci équipe nationale kon donc kooku rek déjà bu manqué woon ci équipe bi rek donc da ci feeñ te aussi feeñ na ci parce que donc marocain yi doo xam ne ni en face war nañ ko mën a ragal koo xam ne ni xëy na jàpp nañ ne kii mooy le danger numéro 1 donc ci seen kanam kon donc dañoo gënoon am confiance que ba nga xamee ne xëy na peut-être ne Sadio Mané ñëwul
beneen bi ci des mooy comme ni ko Dominique waxee am na ay erreur de choix tactique xam ne technique yoo xam ne ni ak yooyu coach bi def na ko wax dëgg yàlla donc muy loo xam ne ni mënul ñàkk xëy na mën nañ koo pardonner ci benn côté mooy donc match amicaux yi ci ngay am chance ak kii pour mën ci essayer joueurs yi nga xam ne jàpp nga ne donc bu match officiel jotee war nañ la mën a taxawul mooy lu mel ni ay Ousseynou Ba ak ñi ni mel ndax défense bi nga xam ne moom la joué ndoo keroog c'était une défense inédite ñu ngi soog a joué ndoo ensemble ba ci gardien bi donc la ligne défensive ñoom ñëpp keroog la ñuy soog a joué ndoo match ensemble donc ci li nga xam ne man jot naa koo xam donc xëy na peut-être que na milieu terrain bi mu bëriwuloon grand changement que ni ñu kii woon xëy na donc défense bi axe central bi mënoon na ko bàyyi noonu donc indi woon Cheikhou Kouyaté mu ñëw ànd ak Salif Sané comme yàgg nañu jouer am nañ automatisme ba ci kanam mu soog a dugal ki nga xam ne moom mooy Ousseynou Ba mu xool mook Cheikhou Kouyaté wala kii kum ci àndal donc ak yooyu ndax yaakaar naa ne su ma juumul bu dee match amicaux yi am nga droit changement ba 7 changement xaw ma 5 jëm côté yooyu 7 donc waroon na mën a bàyyi loolu boo ci kanam mu essayer yeneen joueurs yi mais xëy na daal choix yooyu mu def noonu daal ci joueurs yi xëy na am na ci ay indil na ko ci ay jafe-jafe donc ak li nga xam ne aussi mooy beneen bi ci def mooy joueurs yi nga xam ne ñi ngi ci biir terrain bi keroog aussi joué wuñ donc maanaam intensité bi nga xam ne am nañ ko maanaam defuñ ko ci maanaam donc contact physique ak yooyu aussi joueurs yi keroog wax dëgg yàlla dañoo meloon ni daal mosuñu footballandoo wala boog xëy na peut-être que ne donc man dañoo crispé woon daal ni ma ko mën a comprendre daal dañoo ils étaient un peu crispés donc moo taxoon xëy na moo xam man laa ko mën a gisee ñu jouer match boobu donc ak li nga xamee ne Aliou Cissé mi ngi koy footballé donc ndax man joueurs yi daal positionnement yi mu leen teg daal am na ci ñoo xam ne daal man xaw ma seen club nag vraiment lu ñu fay jouer ndax musuma leen suivre mais daal vraiment keroog daal dañoo réer xaw ma ci système bi mu leen jouer loola wala ci joueurs yi ci boppam ñoo réer ci biir terrain bi te amul aussi audace rectifier leen donc indiwaat leneen donc loolu daal wax dëgg yàlla man jaaxal na ma trop parce que joueurs yi moom keroog dañoo mel ni dañoo réer dañoo mel xamuñu football donc bi nga xamee ne xëy na peut-être na changement yi am na tuuti ci deuxième mi-temps bi mooy ñi mujj a dugg mooy Pape Cheikh Diop ak Boulaye xaw a dynamiser tuuti match bi ci dernière minute yi mais à part loolu moom vraiment Sénégal équipe amu fa woon donc jërëjëf sur tous les plans jërëjëf Ilimane xam naa nañ dellu si waat après Abdallah yow ci fond de jeu bi pour yow lan moo manqué exactement non mais ñun depuis Aliou ñëw ba tey amuñu benn fond de jeu c'est-à-dire yow amul kenn ku mën a seetaan Sénégal ba xam Sénégal nii lay footballé wala nii wala Sénégal fii la ñu nekkee avantage wala daaw c'est-à-dire dafa am loo xam ne directeur technique am moo ko wax di évaluation bi moo ko wax di def entraîneur boo yoree équipe juróomi at jaadu nañu xool yow loo def ak lan nga deful fan nga pêché donc su fekkee nag ñun am nañ objectif bu football noonu lan waroon def mais su fekkee nag amuñu objectif bu football dañ lay dem rek ne lu ñu am baax na d'abord malheureusement c'est le cas ñun football sonnuñu ci en fait bu defet amee coow am boo dooraatee ñaari kii ñu fàtte lool donc loolu mooy problème Sénégal mënoo xam système ban lay footballé ak ban système lu mën a nekkee à l'aise xam nga exemple bi ma lay jox da ngay xool Hollande avant Koeman ak bi ko Koeman yore foofu ngay xamee dëgg-dëgg ne entraîneur bu nekk ak vision de jeu yi mu am wala système bi nga xam ne moom la koy doxalee man je me demande à Aliou est-ce que parfois directeur technique am dina koy rectifier ci yenn yi muy doxalee c'est-à-dire day xam nga soo toogee gis nga absence moom ala kulli xaal ci football la bokk te day wéy di am loolu moom mënut a ñàkk foo munti jour bu équipe boo munti jël di nga toog parfois doo am sa effectif rassemblement bu jot xalaatal ak zone bi ñu nekk ne di nga perte ay jours mais c'est-à-dire avant tout équipe yoo xam ne tey jii boo laajoon tey Dominique lu tax nga faral Real danaan la bal bi day daaw nga laaj keneen lu tax nga faral Barça mu ne la tiki taka sa xol day sedd mais tey koy laaj lu tax nga seetaan Sénégal danaan la bëgg dëkk bi donc du leneen dëgg la ñun ñi yow mi seetaan football sax da ngay def parce que boo sañoon tey man bu ma kuy seetaan footballu Europe boo sañoon Sénégal noonu lay mel mais boo seetaanee Sénégal même match yi mu gagné fond de jeu doo ko fa gis donc loolu moom man mosuma ko fi gis depuis Aliou ñëw ba tey. jërëjëf Abdallah xanaa ñu jox kii di Dominique moom te mu def benn jàngat ci fond de jeu Sénégal nga xam ne daanaka mun nañoo ne amul daal Dominique.
waaw man fond de jeu li nga xam ne moom la ci nit ñi di wax di blâmer Aliou Cissé di blâmer man moom wax dëgg yàlla bokkuma si ñi nga xam ne dañuy blâmer Aliou Cissé lool ndax résultat yaa ngi fi yoo xam ne dañ koy jox muy ay résultat ngi fi. Aliou Cissé ba mu njëkkee ñëw 2017 Coupe d'Afrique bu njëkk quart de finale la dem fa la toogee. voilà beneen bi ci topp mooy bu mujj bi 2019 final la dem donc mën nañu wax ne ba léegi moom ay objectif am mu ngi koy atteindre donc man sénégalais yi man parfois daf may xaw a jaaxal tuuti quoi mooy man dama xamul ndax ñun dañuy bëgg li nga xam ne moom la ñuy bëgg ñun dañoo jàpp ne Espagne joueurs yi mu am moom la ñu am voilà. yenn équipe yi nga xam ne ñooy jouer genre jeu yooyu noonu jeu bu rafet bi nga xam ne moom la sénégalais yu bari di wax dama xamul ndax dañu gëm ne ñun loolu la ñu am ñun amuñu loolu. ñun xoolal keroog Achraf Hakimi mi nga xam ne moo nekkoon Maroc jamono jii nii boo tànnee latéraux sénégalais yëpp nag laa wax yëpp nga boole seen mën-mën Achraf Hakimi moo leen mën. maanaam ñun amuñu joueur yoo xam ni man boog ci li ma gëm. gëwuma ne am nañ joueur yoo xam ne moo ñuy permettre ngir li nga xam ne moom la sénégalais yi bëgg maanaam jeu bu rafet voilà man de bi ma dalee suivre Sénégal ba léegi mën naa wax ne ay 2008 laa commencé conscience ci équipe nationale du Sénégal mais mosuma cee suivre équipe boo xam ni comme li nga xam ne moom la ñi bëgg nii ci Aliou Cissé am nañ ko ci équipe boo xam ne day teg bal bi dawal ko normal xanaa équipe Amara Traoré laa doon wax ne moo xawoon tane mais après ça même bi fi JS nekkee loolu amu fi woon luñ doon def mooy dañ doon takkale rek donc Aliou Cissé man ba léegi jàpp naa ne wàccagul yoonam journaliste yi nag am na ñoo xam ne voilà xaw nañoo kii am na ay journalistes yoo xam ne moom même Aliou Cissé bu doon am victoire ci takkaleem gii nii duñ ko mës a apprécier mais man xaw ma luñ bëgg a mais joueurs yi ñu am loolu rek la ñuy fubalee jamono jii nii. jërëjëf. waaw bismillah foofu sax damay ñëw di appuyer tuuti rek am loo xam ne dama ko gis nga Sénégal ba muy Sénégal ba léegi. fond de jeu bi ñu wax bu fi ñëw loolu lañ koy wax amul entraîneur bu fi ñëw te waxuñ ne Sénégal am fond de jeu donc Sénégal en général ay match ci temps wu Bruno Metsu ba ci fii ay matcham ci ay exploit individuel wala ci kenn nit lañ daan yaakaar wala benn exploit équipe bi gagné mais doonul woon jeu boo xam ne ni xëy na dana am ay benn sentence boo dinay am mooy maanaam dinañ toll benn 15 minutes boo xam ne ni wala 10 minutes boo xam ne Sénégal dinañ football aussi dana tane da nga gis aussi ñu xool mu am benn phase de jeu bu ñuy def dugg ci bii ay bii yu rafet ak yooyu Sénégal da koy ba léegi ci temps wu Aliou Cissé da koy football le cas boo xoolee contre Brésil donc bi mu ñëwaatee deuxième mi-temps dafa ñëw football pratiquement mën nañu wax ne Brésil ni mu ko def première mi-temps bi moom bi koy deuxième mi-temps noonu la def Brésil ba génn ci ak match nul donc xëy na peut-être que match bi passé nii mën nañoo jàpp ne man xëy na am na ci ay part de responsabilité aussi mais joueurs yi aussi am nañ ci part de responsabilité parce que aussi chaque Aliou Cissé du biir terrain bi contact yi ak dóorante dàll bi ak dàll bi mënu koo ñëw def joueurs yi ñoo ko mën a defal seen bopp parce que boo xoolee militaire keroog ban jour nga mën a génn ci Sénégal ne moom moo football suuxul à part ñi dugg deuxième mi-temps ñi xaw a dugg deuxième mi-temps bi xaw koo changé mais à part loolu ñi ci des xëy na kenn doxul xëy na peut-être que ne benn erreur yi nga xam ne mën nañ koo jàpp ne Aliou Cissé def na ko mooy te dëgër bopp bi nga xam ne day yéex a changé wala mu gis benn jour boo xam ne nii du nekk dans le bain mu bàyyi ko ci terrain bi ak yooyu loolu xëy na peut-être que ne les grands coachs aussi dañ koy wax parce que dañ naan la am na joueurs yoo xam ne nii lu ñu faible bàyyi leen ci terrain parce que à tout moment mën nañ def différence donc comme le cas de Mourinho bi ñu ko waxee ay jamono ba muy dajeeg Bayern ñu gisoon ne Drogba doxul woon te nangu koo génne te aussi biir yi nga xam ne moom la Chelsea dugal keroog ci Bayern ci Drogba la jógee moom biñ ko laajee daf ne lii moom moo taxoon bëgguma koo dugal parce que bëgguma ko woon a génne c'est un grand joueur à tout moment mën na def passe wala mu def une déviation wala mu dugal donc yooyu aussi mën nañ koy nangul des fois entraîneur ci loolu mais en tout cas day def yenn ay choix yoo xam ne nii dañ ciy gis ne du ci kii mais nag fond de jeu bi nga xam ne sénégalais yi bëgg nañ ko loolu la waxoon naa fi ay jamono
ne loolu pays maghrébin yi ñoo ko mën a am parce que li tax parce que ñoom ñi ci ëpp base locale la ñu am avant ñuy quitter fii dañ doon footballandoo ensemble dañoo nekkoon ci championnat bi ñu bëri bokkoon club. soo xoolee lu cas de Égypte cas de Tunisie cas Maroc bi ak Algérie da ngay gis 5 jours wala 3 jours yoo xam ne ñoo bokkoon même club avant ñuy dem Europe donc suñ ñëwaatee da automatisme bi day gaaw a ñëwaat day gaaw a feeñaat ci ñoom ñooñu. donc kon dañu mën a retrouver wu. mais xoolal ci yeneen pays africains yi mel Nigéria ak yeneen équipe yi jeu bi nga xam ne Sénégal moom lay joué moom rek la ñuy joué dañuy adapté wu par rapport bi par rapport ak adversaire bi ñu am fexe xool nu ñu koy gagné basé woo ko ci benn exploit boo xam ne benn joueur am dina ko def pour def une passe décisive wala mu dugal wala ñu def erreur gars yi am penalty wala genre yooyu. jërëjëf donc par rapport ak yeneen équipe du yomb daal. Elimane jërëjëf xanaa ñu jox kii di Abdallah moom tamit mu dugg ci débat bi Abdallah débat baa ngoog lancé nañ ko Dominique lancé na ko acca yow tamit moo ngoog. Dominique bu la neexee tamit nga dugg quoi. maa ngi leen nuyu bu baax di la ziar mais comme dafa mel ni su ma déggee sama gars yi que Sénégal moom fii ba àdduna di tukki du mës a am fond de jeu dama lay jox exemple bi gën a ndaw Sénégal France bu la neexee nga tegaat ko déggoo nañ ñëpp ne Sénégal collectivement dafa am nu mu footballé classement boo xam ne Bruno moo ko étudier teg ko tànn joueur France yi individuellement kenn ku ci nekk mu wax la fa ngay taxaw pour contrer diw mu bañ a mën a yéeg te jamono jooju France mi ngi woon ak ñetti meilleurs buteurs France ci boppam Italie ak Angleterre ña fa jëloon mériteurs yëpp ay français lañ te pourtant Sénégal contré na leen ba football ñoom bi entraîneur bi bi match boobu jeexee Roger Le Maire dafa ne Bruno m'a battu waxul le Sénégal m'a battu dafa ne Bruno m'a battu parce que tactique ba Bruno tegoon moom moo tax instant boobu noonu bokk na ci li ñàkkloo France match bi dafa am loo xam ne tey jii mënuñoo fexe ba dem fenn te amuñu ko xam nga tey Ousseynou boo footballee Coupe d'Afrique bii nga dem ba final mooy 2002 Coupe d'Afrique ba ca topp lan nga war a viser bu fekkee footballistiquement parlant lan nga war a viser. jël coupe bi xanaa. ci yoon. ñun depuis 2002 la ñu dem final ñàkk ko par série boobu ba tey 2002 ba 2020 ñu toog di ci liggéey mënuñoo jël Coupe d'Afrique ñu toog ne Aliou Cissé mi ngi am ay résultats actuellement Sénégal Coupe d'Afrique bu mu dem bu toogee moyen de finale. fekkee toog na tak eggul final échec la bu demee final te jëlu ko échec la parce que ñun ba ñuy dem final boobu 2002 la woon donc ñun rek ngay tudd sunu rang ñi ci bokk ñëpp ay ñun Nigéria Algérie Égypte sunu rang ñun kese nga ciy tudd ba boo sunu may amul étoile loolu tamit képp kuy sénégalais bëgguloo woon mbir mi mu demee nii boo sañoon tey li ñuy ñëpp di xase mooy ñàkk Coupe d'Afrique kon li ñu war a def mooy li nga xam ne moom moo ñuy may Coupe d'Afrique. Vous écoutez. Mais Abdallah, il faut aussi dire que ak Aliou Cissé échec amagul. non mais Dominique échec am na depuis bi mu pertee ñaari Coupe d'Afrique. contre Cameroun loo ko ñàkkee. fu mu ñu fekk. non ak fu mu la mën a fekk. entraîneur moo la gagné contre Cameroun waa ji dafa ñëw xam ne yaa ko mën yaa ko gën ay joueurs mu teg tactique boo xam ne mënoo dugal bii yóbbu la série gagné la loolu la def. xam na ne wóor na ko ni Sénégal moo ko mën mais tactique la gagné. nekkul ne Cameroun moo gagné Sénégal mais entraîneur wu Cameroun moo gagné Aliou Cissé. loolu moom moo ci nekk. fi mu toll nii ñun suñu objectif tey jii lan bañ demee 2002 coupe du monde lan lañ fa def dem ba quart de finale ñu dóor ñu demaat coupe du monde toog premier tour réussite la wala dellu gannaaw ci yoon. Vous écoutez. parce que football da ngay xool sa kanam mais doo xool sa ginnaaw. coupe du monde bii su fekkee dem nga gën a sori. ba ca topp nga dem gën a dellu ginnaaw c'est parce que place ba nga occupé woon ci FIFA sax da nga koy perte mais fi mu toll nii sax man bu ma waxee foofu mais li may wax rek mooy ñun impérativement dañu war a am Coupe d'Afrique ju fi ñu nit ñi di tudd ak fi ñuy séntu ñu toog ba tey jii war nañoo am Coupe d'Afrique waaw bu ñu buggee tekki dara ci football wala nit ñi naw ñu. waaw non foofu Abdel damay kii man waxuma ci wàllu ay gagné coupe d'Afrique parce que ay gagné coupe d'Afrique wala coupe du kii mais xam nga peut-être que dafa am loo xam ne nii aussi équipe nationale wala kii fu ñu koy jugé mooy ci ay résultats te jàpp naa ne Aliou Cissé mi ngi def ay résultats xëy na nag gagné nag moom du moom moo mën a ñëw ne moom lay gagné xam nga li tax ndax na mu footballee di gagné xëy na bërikat footballee na noonu gagné wu ba parce que problème bi soo xoolee
Belgique gi nga xam ne moom mooy première équipe mondiale lu kañ la gën a gagné coupe bu dee gagné na ko. non kañ la mais gagné xoolal mais xoolal coupe mais jël na lu équipe du monde. non mais Vous écoutez jël na lu musta jël coupe du monde bi passé mooy jël na troisième xam nga. bi mu mujjee ñëw coupe du monde non. xam nga suñ bëgg a waxtaan foofu mooy c'est-à-dire mooy du question dafa war a daw kii mais parce que ñoom ñi ngi football ñi ngi def ay résultats looloo tax ñu nekk fi ñu nekk nii. xëy na nag gagné nag moom moo des mooy gagné coupe bi xëy na donc danañ ko kii. soo xoolee lu mel ni c'est une meilleure équipe kañ la gën a jël coupe. te non mais non mais mi ngi def xam nga jël na. waaw kañ la ko gën a jël. xam nga Iliman yow ñun man boo ne woon Sénégal kañ la gën a jël coupe rek ma kontaan. waaw non loolu laa bëgg a dégg maanaam. non c'est-à-dire. voilà c'est le problème. mais Abdallah da nga bëgg a fàtte 2008 fàtte 2010 fàtte 2012 fàtte 2013 fàtte 2015. kan moo fi def 5 ans gannaaw entraîneur yi nga lim yëpp doo kan moo ci def 5 ans ku dul à part Aliou Cissé ñooñu nga lim ñëpp ku ci mës a toog premier tour boo ñëwee demaatoo. sa résultat baaxul moo tax nga toog. mais ñun résultat bu baax. luñ ko mën a bañ boo xoolee boo comparé combien de match la def ci ba mu ñëwee ci bopp équipe nationale ak léegi combien de victoire la ci am ak combien de match nul ak ay défaite am. donc foofu da nga naan parce que loolu suñ boo xoolee yi ñuy dàq partout dans le monde luñ leen di dàqee parce que dañuy jël ay défaite seen défaite mooy seen i résultat. xam nga ñun fi ñu toll waxu trophée la ñu war ñun fi ñuy tudd ak ñun ñuy méngaleel Maroc bii dóor la tey ba nit ñi di coow boo ko laajee coupe d'Afrique mu làmb poosam génneel la ko Cameroun mi ñu lay tëkkaleel tey boo ko laajee coupe d'Afrique mu génneel la ko Tunisie Algérie mais samedi gii nga xam ne kooku tudd Sénégal mu ciy bopp am na coupe d'Afrique waaw ñun amuñu ko waaw loolu fii tey naan ma mi ngi def résultat bi mooy coupe waaw non résultat du coupe rek. résultat ci la bokk de. voilà Abdallah 2022 coupe obligatoire pour le Sénégal 2022. non loolu depuis 2004 la woon depuis 2004 la woon. waaw foog naa ne comme débat bi xaw na riche tuuti xanaa ñuy fàttali ne nag ci wàllu taarixu football bu ñu xoolee ci taarixu football Sénégal taarixam boo xoolee bu ku ne football wax centre de formation. te centre de formation yu nekk fii Sénégal daanaka ci année 2002 na commencé ñëw en plus tamit dégg naa sànq Abdallah di tudd ay Belgique ak yooyu ñooñu moom foog naa ne seen taarix yàgg na ci football ñun dëgg la yàgg nañoo am ay équipe nationale yu yàgg teew wala dara mais bu ñu xoolee Sénégal ba tey boo xoolee day compter ci buts nationaux yi. bu ñu demee ba tey di jéem a xool ay buts nationaux di ko wër ça veut dire suñu football local bi tam des na alors que Égypte bi ngeen di wax Maroc Zambie ñoom boo xoolee ak Nigéria seen club yi boo xoolee sur le plan africain ils sont bien représentés dañuy teew bu baax foofu tamit foog ngeen bàyyi xel di def jàngat boobu quoi. waaw mais Ouz. xam nga ñun kañ la ñu commencé di football. waaw après avant les indépendances quand même. 1901 waxuma après les indépendances avant non maanaam 901 la ñu commencé di football. d'accord kañ la dégg ñaan la Sénégal waaw ñu maanaam ñun jamono yi ñuy football Afrique. ñun ak Algérie ñoo daan football ak Maroc. d'accord. waaw mais jamono jooju lañ def mais Abdallah ci diggante bi football da ciy évolué te ñun boobu dañoo taxawoon ndax ku wax football wax infrastructure. te bii passé rek ñu ngi ci doon tudd. loolu yëpp dafa bokk ci li nga xam ne ay paramètres football la bu ko fàtte tamit. waaw bismillah xam nga ñun. bu fekkoon ne locaux yi ñooy football. nga ni ma infrastructure mais ñun. mën nañ du match boo xam ne 23 professionnels la ñuy yóbbu ñëpp di football Europe jëluñu benn ay locaux sax compté wuñu ci ñoom. mais la plupart ont été formés fii nañ leen formé Sénégal bul fàtte loolu tamit ci centre de formation yi nañu génne. yow xam nga ne xam-xamu Sénégal boo ko jëlee foofu yóbbu Europe dañ koy yow Sadio Mané bi muy nekk Sénégal melul woon nii. wóor na la ni du Sadio Mané bii lañu formé woon mu ñëw Europe. dëgg la bi mu ñëwee club. waaw xam nga loolu kon xam-xam bi nga xam ne ñoom moom la ñuy footballé tournoi yi mooy yi nga xam ne moom la ñuy jëlee Europe mais dama bëgg nga xam ne maanaam tey ñun bu fekkee nangu nañ ni Aliou Cissé ni ñu amee résultat kon ñun c'est parce que suñu objectif ci football du jël trophée nañuy gagné rek parce que bu fekkoon ne objectif bi mooy jël trophée ñu ne kat dañoo war a jël coupe d'Afrique bu ko Aliou jëlee raté benn yoon daan ko jox avertissement ne ko bii toog nga quart de finale waaye bi ci topp impérativement fexeel nga jël ko bu ko jëlulee ñu ñaanal ko parce que ku koy jël la ñuy wut mais bu fekkee nii muy footballé nii doy nanu. non kon mais
Vous écoutez seen vision média. yëpp wala may gis dégguma ci kenn koo xam ne dañ lay exiger sa contrat ne la da ngay dem da ngay jëli coupe nangam dañ naan la demal final seen objectif mooy dem final wala dem demi final wala quart de finale. day dem pas à pas la ñuy demee. benn entraîneur sa contrat ñu signé la ne la da ngay war a jël coupe nangam force loolu ci même ci club yi nga xam ne mooy club européen yi wala fépp amul man dégguma ko ci contrat yi. alors Elimane waaw mais nag parfois tamit il faut ngeen jox raison tamit Abdallah ndax tamit ku wax résultat te ku wax résultat tamit da ngay xaar pour ñu mu am au moins benn coupe loolu tamit laa mun si dëgg la. mais laajal ma ko Unai Emery lu tax ñu dàq ko Paris seen vision ak Laurent Blanc lu tax ñu dàq ko Paris. c'est waaw mu nga. waaw léegi wala Lopetegui bi lu tax ñu dàq ko Real kon. waaw wala Mourinho lu tax ñu dàq ko Chelsea. parce que dañoo échec sur le plan européen. non Mourinho bi ñu ko dàqee adjoint moo jël Ligue des champions moom Mourinho demoon na ba quart de finale. waaw maanaam tey championnat bi ba mu leeree Chelsea ne ñàkk na ko rek la ko dàq. équipe ba Mourinho doon teg moo dem ba jël Ligue des champions. waaw non d'accord non c'est-à-dire xam nga loolu dañ championnat ak li nga xam ne mooy compétition européenne wala coupe dafa bokkut. donc parce que championnat ay journée la yoo xam ne nii dafay continuer di daw pendant 38 journées donc nga bu dee ci championnat yi da ngay sa objectif mooy boo laajee joueurs yi nga xaaj pour gagner donc bu fekkee ne ci biir championnat bi dafa ay résultats parce que loolooy tax ñu waaw kon ma laaj la aussi Ancelotti lan moo ko jëlee Bayern. waa léegi man ma ñëw man ma am lu ma waaw Dominique ñëwal. mën nañu jël exemple France moom mi nga xam ne voilà 2014 ba muy ñëw Didier Deschamps mooy kii yom bu mujj compétition bu njëkk Didier Deschamps ba muy ñëw quart de finale la toogee coupe du monde mu ñëwaat 2016 ñu dóor ko finale mu ñëw 2018 ci lay doog a jël coupe muy 4 ans au minimum yoo xam ne def na ko donc. kii am na 5 de. affaire bi ba léegi Aliou Cissé am na 5 2020 lay doog am 5 mais 2019 la mujjee dem final ok mais léegi mu ngi ci objectif am ba léegi maanaam li nga xam ne moom lañ ko tegal ba léegi mu ngi ci maanaam même Didier Deschamps mii nga xam ne moom la ñuy wax. ñëpp dañ doon wax ne France coupe du monde bi amuloon kii de jeu. amuloon fond de jeu dafa jël coupe du monde. Aliou Cissé nii jamono jii 2022 lay doog la nga koy doogoo mën a wax dara wala bu toogee bu qualifié wu. xam nga tey jii France boo nee amul fond de jeu mais coupe du monde bii France coupe du monde bi nga xam ne France football na ko bii passé wax dëgg yàlla à part moom kan ngeen waroon gis ne moo mën a jël coupe du monde à part moom mais moo leen mënoon gaay xam nga leen tey jii. non Belgique Brésil waaw su di doo ñooñu France leen mënoon waay ñooñu France moo leen mënoon. allo Elimane Dominique Abdallah. ci wàllu France amul xam nga li mu amoon mooy ay exploit ci ay joueurs am la doon compter pour gagner ay match am te loolu moom moo feeñ ci match yi mu gagner yëpp mooy exploit boo xam ne nii donc ku mel ni Mbappé moo koy ñëw def wala ku mel ni Griezmann moo koy ñëw def mais du woon fond de jeu boo xam ne da nga. mais boobu dañoo amoon ñu leen di passe. ñoo xam ne xam nga Elim même bu dee exploit individuel la. Deschamps doon na leen wax ne lii laa bëgg na bal bi jógee fii dem ci Pogba def nii Kanté bu génnee jox kii yooyu yi nga xam ne Sénégal am na leen ñoom wóor na leen am na ci Sénégal lii match officiel yi nga xam ne football na ko yëpp Sénégal moom mooy mën a adversaire am xëy na adversaire am donc kii mais boo xoolee boo seetaanee match Sénégal yi mu am yëpp du début à la fin moom adversaire am mooy dominer adversaire am. parce que ay xuuj la ñuy am. mais saa yu ma amee ngan dellu gannaaw. allo Abdallah Dominique Elimane allo. waaw foog naa débat bi neex na trop. waaye comme allo waaw ma ne débat bi neex na trop mais comme ni ngeen ko xamee rek waxtu bi dañuy xaw a xooj te war nañoo jàll ci yeneen fànn xanaa ñu tëj parenthèse boobu rek. ñu jàll ci deuxième match bi nga xam ne Sénégal war na ko amal ci digganteem ak Mauritanie balaa boobu ñu jox leen résultats yi nga xam ne jotoon nañ ko fubal tamit mu jëmoon toujours ci match amicaux yi kii di Cameroun moom ak Japon dañoo def match nul 0 bi partout Kenya moom dafa dalal kii di Zambie mu daan ko 2 bal ci benn Tunisie moom tamit dafa dalal kii di Soudan daan ko 3 bal ci dara Gambie di sunu dëkkandoo yi ñoom tamit dañoo dóor Congo 1 bal ci dara
Burkina Faso moom dafa dalal République démocratique du Congo moom daan ko ñetti bal ci dara. Mali moom tamit daan Ghana foofu tamit benn surprise la xam naa bu amoo daloon Sénégal tamit coow li gën a bëri Mali dafa daan Ghana ñetti bal ci dara. Mauritanie nga xam ne moom nañu war a dajal talaata moom dafa daan kii di Sierra Leone woon ñaari bal ci benn. comme ni ngeen ko waxee Algérie moom tamit daan Nigéria benn bal ci dara xanaa ñu jàll tuuti rek ci match bi nga xam ne Sénégal war na ko amal mu soxal tamit ñaareelu match amical bi nga xam ne war na ko am ci diggante ak Mauritanie xanaa ñu laaj kii di Dominique moom lan la gis ne Aliou Cissé war na ko indi ci changement ak ci ay nu mu teeti ci benn tactique bu bees daal Dominique. waaw man de li nga xam ne moom laa ci gis moom mooy défense bi moom comme jamono ji Kalidou Koulibaly nekk fii Cheikhou Kouyaté aussi mën na ko football waaye jàpp naa ne puisque jamono ji dañuy mosal ñu bees ñi nga xam ne ñooy doog a ñëw Ousseynou Ba mën nañ ko mayaat deuxième matcham pour mu jouer ko voilà pour match bi jàpp naa ni aussi Aliou Cissé aussi war naa mën a gën a bàyyi xelam ci lenn mooy à chaque fois équipe bi presque léegi ñu comprendre jeu am léegi ñu comprendre jeu bi nga xam ne moom lay jouer ndaxte mën nañoo xool ay match yu bëree bëri yoo xam ne ñaari match ñu nag Algérie système de jeu bi nga xam ne moom la Algérie di andi boo xoolee Algérie nu muy fubalee yeneen équipe yi ak nu muy fubalee Sénégal nu bokkul donc yaakaar naa ni ba léegi comme niñ doon wax sànq rek Sénégal moom mën nañ ko jàppee ba léegi équipe yëpp jàppee nañ Sénégal équipe bu am doole aussi ci Afrique donc Mauritanie aussi dina jàng ci li nga xam ne moom la Maroc def jàng ci li nga xam ne moom la fi Algérie jot a def ak Sénégal intensité boobu noonu yaakaar naa ne moom la Mauritanie na la andiwaat léegi Aliou Cissé ci moom nag la des jamono jii nii ngir mu jéem a xool système yooyu nan la ciy génnee ndax Cameroun presque ci la ko dóoree ak Maroc ak kii bi ni nu mu tudd ki ma wax sànq Algérie. Voilà na bàyyi xelam bu baax a baax mu jéem a teg loo xam ni mu forcer joueur am yi ndax vraiment man moom wax dëgg yàlla toor gi dama d'une part dama koy jox joueurs yi à 60% sax wala 65% dama koy jox joueurs yi ndax effort yi ñoom duñ ko ci def. jërëjëf effort yi nga xam ne. effort yi nga xam ne yow moom la ñeneen ñi di def moom la Sénégal aussi war di def. jërëjëf Dominique xanaa balaa ñoo jàll ci Elimane ak Dominique ñu leen ak kii di Abdallah ñu leen di fàttali émission bi di Vision Sport di jàll ci seen Vision Média mun ngeen ko amee ci zone rajo wala rajo Sénégal ba tey ci rajo online. kon Elimane ñu bàyyi la yow tamit nga def tuuti benn jàngat ci match bi nga xam ne ñoo ngi ko war a xaar diggante Sénégal ak Mauritanie mu war a am ci mardi bi. non foofu moom li ma fi wax mooy il faut que joueurs yi hausser leur niveau oser football woon na li nga xam ne moom la ñu am wala moom la ñuy def xëy na bu ñu jàpp ne match amical la rek dañuy koy noyal. Il faut aussi ñu dëgëral ko parce que am na entraîneur bi mënu ci dara parce que joueur bi ci boppam moom moo war a dëggal boppam li mbër yi naan da ngay dëggal sa bopp kon donc ñoom ñoo war a mën a dëggal seen bopp ndax ku mel ni Crépin Diatta moom mooy le dépositeur du jeu sénégalais moom moo war a distribuer bal yi kon donc moom su doogalee rek donc moom dafay feeñ ci li nga xam ne mooy attaquant yi parce que am nañ ay attaquant yoo xam ne nii moom vraiment c'est des vrais buteurs ku mel ni Famara Diédhiou donc c'est un renard de surface. Donc Ismaïla Sarr aussi kenn wéerul teewul ne wax dëgg yàlla kii na Mame Baba Thiam aussi fa mu nekk mu ngi koy yëngu di yëngal donc yaakaar naa ne bu fekkee ne moom mooy demee mooy doonaa titulaire aussi mooy il faut que Crépin Diatta ak milieu ci boppam il faut ñu poser le niveau nangu match bi Crépin mën a jouer gars yi mën di jot bal yi pour ñu mën a dugal si loolu amul it donc match nul lañ fay am wala ñu jëlee war fa defet rek mais bu dee niñ footballee ak Maroc changé wuñ ko xëy na changement yi buy am daal su demee bu munta ñàkk bañ a footballoo Cheikh Kouyaté daal mu indi ko ci axe bi donc te jël ku mel ni Sidi Sarr wala Pape Cheikh Diop mu indi ko ci milieu bi mu changer milieu bi tuuti donc su fekkee ne mën na koo toogloo ba nag mu toogloo ko ba indi boo yooyu noonu ñu ñëw ci milieu terrain bi gën a wane seen bopp parce que ñoom dañuy am envie wane seen bopp donc je crois que ne war na leen a bàyyi ku mel ni Sidi Sarr wala Pape Cheikh ñu ñëw remplacer ku mel ni Gana Gueye wala Cheikh Kouyaté ñu football match bi
donc loolu daal laa ci jàngat loo xam ne nii daal mën nañu ko ci kii parce que joueurs yi ñu am nii moom lañ mas a yor donc te ñooñu daan bégal ci yóbbu donc war na gën a góorgóorlu ci match amicaux yi ne bu ñu jàpp ne match amicaux la rek dañuy nooyal. jërëjëf Elimane kii di Abdallah yow lay xaar ci Aliou Cissé ci match bi nga xam ne moo war a dox ci diggante Sénégal ak Mauritanie ñu leen di fàttali mu war a amee fii ci Thiès di leen fàttali tamit huis clos la waaye ñoo ngi jot léegi benn xibaar bu ñuy xamal ne fédération sénégalaise de football moom daanaka am na ay billets yu muy joxe mu tuddee ko billet d'invitation carte d'invitation ñu koy jaayee 20 000 ak 50 000 ngir ñu bëgg a dem seetaani match bi Abdallah bisimilah. waaw Ouz. waaw xam nga tey jour yi buñ leen ko jiiñee man pour man am nañ ci wàll mais du bi gën a rëy dama lay jox exemple temps yi boo dee seetaan Tottenham gis nga Mourinho écarté Dele Alli te pourtant moo nekkoon le dépositeur du jeu. bi ko journaliste bi laajee da ko ne li ma ko sant defaluma ko ma dindi ko teg fa keneen ku ma koy defal. te effectivement loolu la ñu sant entraîneur parce que bu fekkoon ne yow amoo droit dindi jour bi kon jawul ñuy jël entraîneur man contre Mauritanie nag xaawuma ci lu bari parce que Mauritanie suñ ko gañee yoon la maanaam tey foo taxaw ne Sénégal gañe na Mauritanie ñu ne la gongo parce que moo ko mën donc bu ko neexee sax na jël Sadio Mané teg ko ak central day gañee nga daf secret dafa am loo xam ne donc da nga koy xaar ci ki nga tollool doole mais man Sénégal bu gagné contre Mauritanie wala Sénégal da rek Mauritanie man xaawuma ci niveau bu yéeg. waaw Abdallah. waaw waxuñu ci côté résultat maanaam lan la war a mën a teg loo xam ne daal dinañ gis jeu même bu nekkee sax dafay jël défaite wala victoire. mais xam nga tey bu ma la nag pour mu teg dara gis jeu day fekk moom entraîneur ba moom xam la muy teg ba gis jeu voilà maanaam loolu mooy problème bi xam nga waaw entraîneur du caaxaan quoi doo ko exercer vite fait ci équipe nationale. du ñu jékki-jékki rek salaamaaleykum rek ñu ne équipe baa ngoog nan la ko jox. Vous écoutez da ngay def say preuve tuuti ñu xam ne yow mii xam nga poste bi mooy lan ak na muy demee. même bu fekkee joueurs yi mën nga leen woo tey ñu ñàkk niveau mais yow 23 nga yor su ci comme ma jox la benn exemple tey bi may suivre match bi résumé bi dégg naa journaliste bi di ko souligner mu ne Idrissa Gana Gueye saa yu pertee bal day sànni loxoom. maa ngi ko dégg ci benn journaliste xaw ma nag ndax yow seetlu nga ko. c'est vrai loolu la maanaam li mu waaw mais numéro 6 buy daw ci terrain. saa yu pertee bal sànni loxoom nan la entraîneur bi war a def. xanaa génne ko. mais c'est ça le problème. su fekkee nag entraîneur bi xamu ko. xale du ko génne suñu gagné Sénégal joueurs yi duñu responsable moom la. dëgg la. donc loolu mooy problème bi. dëgg la. jërëjëf daaneel nga wala. waaw non daaneel la. jërëjëf Elimane jërëjëf kii di Abdallah ak Dominique ñi doon indi seen jàngat ci match bi nga xam ne war na dox ci diggante Sénégal ak Mauritanie xanaa nes tuuti ñu dellu ci sunu technicien di Hamidou Pouy balaa ñoo jàll ci match yi nga xam ne doxoon na ci Europe. Vous écoutez Senevision Média au Sénégal et partout dans le monde. Vous écoutez Senevision Média au Sénégal et partout dans le monde. ñii di sunu mbokku experts yi nga xam ne ñoom nañuy àndal ci émission bi xanaa ñu jàll ci Europe nga xam ne ñoom tamit daanaka amoon nañu ay matchs amicaux bu ci njëkk mooy ki nga xam ne mooy Espagne mi doon dalal ak Portugal bu Cristiano Ronaldo ñu seetlu ne foofu match bi 0 bi partout la. ñu def ci ay jàngat seetlu yu bëri lu ci mel ni première participation ki nga xam ne moom mooy Adama Traoré nga xam ne doon lam-laame dina dem Mali ak day dem Espagne xanaa balaa ñoo jàll ci yeneen résultats yi rek ñu jaax sunuy expert ñu xool nu ñu jàngatee match bi nga xam ne derby la woon ci diggante Espagne ak Portugal Elimane. parce que day ñaari équipe yoo xam ne nii donc dañuy équipe yu mag Espagne mooy équipe boo xam ne ni moom ku muy dajal rek moom da lay fexe téebal bi nëbbu la ko mooy doon seen système boo xam ne ni ñoom ba léegi ci lañ nekk
ku ñu gagné ci lañ lay gagné buñ la mënta gagné fexe ba doo leen gagné donc ñoom seen jeu boobu moom ci lañ nekk waaye nag man damay faral di wax ne jeu boobu baax na trop mais gars yi war nañ koy xoolaat bu baax a baax parce que am na équipe yoo xam ne nii donc da ngay xool ne nu yéen Espagne doon footballé mën na ko gagné facilement mais système bi muy footballé mooy tax ko mën a gagné parce que kee day taxaw di ko xaar moom mu nekk ci kii bi di tuwante donc ba yu ni mel daal moo tax daal match boobu ne jàpp nañ ne ci wàllu doole Espagne moo xaw ëpp tuuti Portugal doole donc su ko mënta gagné donc match nul boobu rek moo fa mën a sos parce que buñu fàtte ne aussi daje woon nañ su ma juumul ci Euro bi la passé wala Coupe du Monde ba ñu defoon match nul 3-3 donc di loo xam ne ñoom xëy na dañuy équipe yoo xam ne pour kenn dóor moromam yombul donc mën na match bi moo yaakaar naa ne match bi neex na ndax man suivre ma ko donc loolu daal laa ci mën a jàngat xëy na peut di wax ne maa ngi dégg ñu naan Adama Traoré def na prestation bu baax te muy loo xam ne ni xëy na nit ñaa ngi ko doon xaar ci moom ndax aussi am na qualité technique yi donc physique bi tamit aussi am na ko rapidité bi aussi am na ko kon donc je crois que ne un plus la ci équipe nationale bu Espagne donc ak ci équipe bu mënoon doon mais c'est un plus pour l'Espagne quoi. jërëjëf Abdallah yow noo jàngatee match amical bi nga xam ne doxoon na ci diggante Espagne ak kii di Portugal mu doon match boo xam ne ñëpp ko doon xaar. Vous écoutez. waaw Ousse xanaa rek match boo xam ne man aw ma yaakaar bu aw ma certitude bu wóor ne Espagne moo ëpp Portugal doole. en ce sens que fii ñu toll nii ku ne xam na ni Portugal. xam nga Chris moom kenn dootu ko présenté mais am nañ ay jeunes joueurs yoo xam ne ay waa ji jógee Southampton nekk Liverpool Diogo Jota ay Pedro Neto ay booya ngi fa yoo xamante ni génération bu bees lañu te ñooñu bu leen Chris accompagné boo xoolee ba ñuy niil 3-3 boobu pratiquement Chris bokkoon na ci leen gënoon sonal ak seen booyu bees yi di doog a ñëw man daal njortu naa ne ñooñu bu fekkee ne Chris gunge na leen daal boo taxawee ne maa leen ëpp doole yi doone lool parce que li nga xam ne ñàkkoon nañ ko lu ci bari mooy défense bu leen daan poser problème boo xoolee am nañ ko mooy seen axe central bi nekkoon Benfica te Manchester City jënd ko Ruben Dias kooku xam nga axe central mënu ko parce que dëgër na këcc donc milieu terrain bi am nañ fa ay Joao Moutinho su ma juumul ci kaw moom boo nee Chris rek jaratul ngay wax monde bi mooy kat defe naa ne moom problème mu ku ko paas lay am waaye du am problème mu dugal xanaa nga may ma dugg ci benn affaire boo xam ne tout le temps day faral di am. mooy man dama bëgg. xam nga patriotisme dafa baax. man bëgg naa tey booy Adama Traoré nga ne da nga koy convoqué. nga jël sa téléphone ne ko yóot Adama dama la soxla ci équipe bu Mali ndax da ngay football wala football. parce que am na yëfu xale yoo xam ne africains yi dañ koy def te football dafa weesu foofu. mooy bëgg a boole nit ñi ak population bi. man bi ma déggee ñu ne Mali woo na Adama Traoré Espagne woo ko xam naa ne Espagne lay dem parce que entraîneur wu Espagne balaa muy woo Adama Traoré dina ci am certitude bu leer nañ ba échanger ak moom par téléphone te effectivement c'est le cas jox na kàddoom ba wóor ne Espagne lay football mu soog ko woo pourquoi Mali mënuñu def loolu bu leen nee day football ñu woo ko bu leen nee footballuma ñu bàyyi ko parce que nit ku nekk moomu boppam mais pourquoi nga bëgg a woon nii rek pour jaxase ko population pour monde bi non nañu bàyyi loolu. su bëggee football mu ñëw football par patriotisme bu ko bëggul mu dem Espagne nga xool booy bi nekk stade ba Bamako wala feneen mu ñëw football si te bëgg dëkkam loolu moo gën. jërëjëf Abdallah foog naa jàngat bi nga def noonu tamit ñun ñii di waa Sénégal tamit war nañ ko jéem a def di bañ a di xëccoo ak France yenn joueurs yi quoi. Dominique. waaw Abdallah am na loo bëggoon sànni de Abdallah Dominique may ko tuuti Abdallah loo bëggoon sànni. waaw mais xam nga loolu moom boo xoolee ñun africains yi souvent loolu ñun kese lay dal xam nga tey ku ñemee taxaw ñëpp comme Pape Cheikh Diop nga taxaw ñëpp wax nga ne Espagne nga bëgg a fubal nga dem ba mu wóor la ne Espagne moom mënoo fa nekk sax 10e sa poste parce que bëgg la nañ jour te duñ ko ñàkk mukk ba tax ñu woo la nga doog a del si waat Sénégal occasion yu mel noonu waruñu leen ko offrir da ngay tànn sa premier choix boo demee ba nga xamante ni sa choix boobu lajj na ñu bàyyi la parce que bu boobaa di nga ñëw juste parce que équipe bee la amal intérêt mais doo ñëw jamais par patriotisme la preuve ñu ko fi doon def ñëpp ñoo fonk nu Sénégal ñu nu woo ñëpp après mbay ñaar bi mu demee ba France njatt ko ñu woo ko gis nga mi ngi ni bu ko neexee ñëw bu ko neexee du ñëw kenn xamul yan problème la am donc nañuy woo koo xam ne bëgg na dëkk bi pare pour défendre dëkk bi pare pour xeex pour dëkk bi
jërëjëf Abdallah xanaa balaa ñoo jox kii di Dominique na jàngat seetlu bi nga xam ne def nañ ko bu ñuy xool ci vedette marquant yi nga xam ne Sénégal jot na ko am ñëpp daanaka fii nañ leen formé bu ñu waxee année 80 ba 90 Jules François Bocandé lañ doon wax daanaka fii la jaar bu ñu ñëwee ci année 2000 yi bon El Hadj Diouf fii la jaar bu ñu ñëwee ci actuellement kii di Sadio Mané tamit fii la jaar kon pour man war nañoo jox confiance tuuti sunu expertise locale bi quoi Dominique bismillah. waaw ci match bi nga xam ne moom moo doon daw ci diggante Espagne ak Portugal man yaakaar naa match ba moom match nul la jeexi sa 0-0 suivre naa ko. voilà Portugal am na fay occasion yu am solo waaye mën nañu wax ne dans l'ensemble du match comme Espagne niñ ko tàmm di defee rek voilà téye bal bi dawal voilà looloo fa amoon presque. voilà Ronaldo aussi dafa titulaire woon daaw match bi kii na Ramos moom remplaçant la duggoon voilà ndax moom dafa amoon ab record boo xam ne moom la waroon a baatu saa mel ne 87e minute sa suma juumul lañ koy doog a dugal donc voilà Espagne moom ab équipe la boo xam ne équipe la jamono jii nii équipe la buy defaraat Portugal moom ab ossature la boo xam ne moo fi nekkoon ay jamono bu yàgg ba léegi mag ñi la ñuy rocc ndànk di dugal xale yi donc mën nañu wax ne ba léegi moom Portugal comme ni ko Abdallah waxee sànq man je pense pas que ni Espagne bi mu doon footballoon nii moo ko ëpp doole yaakaaruma loolu ndaxte jamono jii nii boo comparé seeni ay résultats yi nga xam ne moo kii bi passé Portugal la ko jëloon mooy li ñuy football Nation League bi ñuy football nii Nation League bi ñuy football nii Portugal la ko jëloon te Espagne a ngi ci woon voilà mais Espagne ci defarlu la nekk jamono ji donc match bi passé match bu neex la woon voilà ba lii daal laa ci mën a wax ci match boobu. jërëjëf xam naa du ñu mën a def jàngal seetlu ci match amicaux yi yëpp nga xam ne amoon na foofu ci Europe xanaa ñu jox leen quelques résultats yi nga xam ne jot nañ ko fii mu soxal wàllu Ligue des Nations kii di Irlande moom ak Pays de Galles dañoo def match nul 0 bi partout Arménie ak Géorgie mu ngi daw fu mu nekk nii benn bi partout ki nga xam ne mooy Angleterre moom ak Belgique fu mu nekk nii benn bi partout Belgique moo njëkkoon dugal. xanaa nes tuuti ñu jàll ci wàllu transfert def na bilan général xam naa match yi di match Ligue des Nations yi dinañ si dellusiwaat incha allah. La radio Senvision Média est disponible sur le net sur www.senvisionmedia.com, sur vos téléphones portables via l'application Jolo Radio et sur les réseaux sociaux. Senvision Média, la référence. jërëjëf mbokk yi kon xanaa ni ngeen ko xamee rek ren malgré lii di Covid 19 bi club yu si bëri daanaka def nañu ay transfert def ay recrutement waaye ab jàngat seetlu bi nga xam ne UEFA ak FIFA def nañ ko gis nañu ne vraiment marché de transfert bi moom ren à 30% dafa wàññeeku xanaa pour def benn bilan général rek ñu jox ñii di sunuy expert ñu xool ni ñu ko jàngatee Abdallah. wax ne Ouz xanaa nuyuwaat beneen yoon rek di la wax ne moom daanaka li ñuy wax ci Covid 19 bi rek daanaka bàyyiwul benn pàcc monde bi yëpp la impacté parce que boo xoolee jours yi ci seen bopp seen marché seen voilà njëg sax dafa wàññeeku parce que avant loolu di am dañu daan évaluer jour ci vraiment ne war na mën a jar tel tey transfert yu bari dafa mujjee capoté ndax yenn club yi amatuñu doole pour supporter yenn kii parce que boo xoolee xam nga football nag. supporter da caa bokk ndax xëy na même bu dee la muy indi ci équipe néew na it boo xoolee équipe yoo xamante ni seen stade da daan fees abonnement yi mu dikkee la lu bëree bëri bu ñu ko génnee ci loolu yëpp day xaw a wàññi tuuti finance su club bi donc loolu moom bokk na ci li nga xamante ni xaw a capoter la transfert yi nga xamante ni yu bëri la donc te defe naa c'est prévisible waroon nañ ko mun a xaar parce que. ci conséquence su maladie la bokk voilà donc loolu rek laa ci amoon lu may faral di wax c'est pas surprenant en fait. jërëjëf Abdallah Dominique yow ban jàngat seetlu ngay def ci transfert yi d'une manière générale. waaw man de xanaa man moom voilà lu ci bari en général Afrique moom ci ëpp li may ñor voilà joueurs yi man jàpp naa ne wax dëgg yàlla surtout Sénégal ñi nga xam ne ñoo waroon changer ay club yëpp. ci mel ni Kalidou Koulibaly comme ni ko gars yi di waxee
man moom damaa jàpp ne dañ ko respecté wul moo tax desam bi mu des Napoli neex na ma voilà au moins mu am foo xam ne voilà dinañ ko xaw a respecté waaw yeneen joueurs yoo xam ne aussi jàpp naa ne jamono ji waroon nañu jóge ci club yi nga xam ne fa la ñu nekkoon di ay sénégalais ñoom it ba léegi demuñu loolu côté boobu xaw naa doon loo xam ne moom xaw a jaaxal tuuti Islam Slimani aussi wax dëgg yàlla yéene woon naa ko mu jógee fi nga xam ne fa la nekk ndaxte amu fa temps de jeu boo xam ne moo gën ci moom Choupo-Moting ba dem na foo xam ni jàpp naa ne temps de jeu comme ni mu ko daan amee Paris rek yaakaar naa ne mën na am mu continuer di ko amee noonu ndax Lewandowski ñëpp xam nañ ne ay temps daawul noppalu mais puisque kii ñëw na yaakaar naa ne dina am noppalu boobu nga xam ne voilà. À part ça keneen kii Diallo mi nga xam ne moom. Habib Diallo. mu ngi waaw Habib Diallo mi nga xam ne moom léegi mu ngi Strasbourg voilà moom it changé na club mais club rek la changé ndax feene aussi am na fa temps de jeu boo xam ne matoon na sëkk mais beneen club la waroon dem budul boobu quoi. ba à part ça Chelsea dépensé na dépense bu bëree bëri ñu yaakaar ne nañ toog xaar ko yaakaar ne dina andi dara. City aussi la même chose comme lu mu tàmm di ko dëkkee rek voilà Barça moom it li nga xam ne moom la bëggoon jotu koo am wax dëgg yàlla Ousmane Dembélé aussi situation bi nga xam ne mi ngi ci ni yaakaar naa ne mu demoon United peut-être moo doon tane ci moom waaye demul dommage pour ça Real Madrid moom laalul dara lu dul jëndul bopp xanaa daa génnee rek waaye dugalaatul lu bari quoi mooy noonu. jërëjëf Dominique Elimane yow ban jàngat seetlu nga mën a def ren ci transfert yi nga xam ne am na ci mercato bi. waaw transfert yi moom li ma ciy wax rek mooy maanaam daal wax dëgg yàlla équipe yi am na ci ñoo xam ne ni moom renforcé wu nañ surtout li nga xam ne mooy Premier League bi moom donc club yi renforcé nañ bu baax a baax wax dëgg yàlla mu bëri na ci ñu renforcé surtout li ñuy wax top players yi mooy les 5 grands clubs ñu ngi aussi fexe nañ ngi renforcé wu. donc transfert yi daal en général daal li ma ci mën a xam daal mooy Angleterre moo ci gën a renforcé wu ndax soo xoolee fu mel ni Everton renforcé wu na Chelsea moom n'en parlons pas donc Manchester United aussi ñëw na renforcé wu na donc aussi City même chose donc Liverpool aussi même chose donc soo xoolee aussi Arsenal aussi même chose Tottenham aussi donc renforcé nañ kon donc muy loo xam ne nii daal donc maanaam marché transfert bi daal Angleterre moom mooy li nga xam ne daanaka moom moo gagné jackpot bi donc parce que am na joueurs yu baax yoo xam ne nii donc moom à chaque fois daal seeni transfert day doon loo xam ne nii day tax seen championnat gën a neex donc xëy na donc loolu day tax ñoom aussi ñu gën a nekk ci kanam di wax ne aussi Sénégalais yi aussi wax dëgg yàlla nañ waroon a doxee daal wax dëgg yàlla ci transfert yi donc à part Edouard Mendy ak Habib Diallo yaakaar naa ne xamaatuma fi wala bokk xëy na Mame Baba Thiam aussi. Gomis ak Gomis ak yooyu donc yooyu noonu ñooñu daal ñoo fi jot a changé ak yooyu daal. di wax ne daal macha allah donc di xaar xëy na déwén comme ni ko Abdallah waxee donc taux de pourcentage moom faible na trop par rapport ak 2019 bi passé. parce que FIFA nee na 3 milliards et quelques lañ dugal ren. donc te daaw ñu ngi dugaloon 4 milliards 900 et quelques donc millions d'euros donc ren kon nga ça veut dire que ne 1 milliard et poussière. loo xam ne ni perte nañ ko ci li nga xam ne mooy marché transfert yi ren. jërëjëf mbokk yi xanaa balaa ñoo jàll ci wàllu lamb ñu fàttali leen ne tuuti ci wàllu tennis kii di Rafael Nadal comme ni mu ko doon defee rek jël na li di Roland Garros wala ñuy wooy waxee terre battue mu daan kii di Djokovic nes tuuti ñuy jàll ci wàllu lamb. mbokk yi tey faw ñu waxtaan ci wàllu lamb na xam ngeen ne semaine ayu bés bi ñu génne kii di Gaston Mbengue taxawal na combat bi di Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier mu doon revanche boo xam ne Bombardier bëgg na ko jox kii di raxam ji di Balla ñu fàttali leen ne tuuti Bombardier ñaareelu couronne roi des arènes mu ngi ko jëlee woon ci Balla Gaye wala bokk le Lion de Guédiawaye xanaa sama gars yi ñoom ñu xool nan nañu jàngatee combat boobu ñu xam ne taxawal nañ ko Elimane. waa combat boobu day liñ ci mën a wax daal mooy du doon combat bu yomb aussi di wax ne Bombardier xëy na peut-être que ne
dana xam ne combat bi fa mu jaaroon xëy na donc fa lay jéem a jaar. Balla Gaye aussi day taxaw ne fañ ko jaaroon pour ba gagné ko aussi moom it duñ ko fa jaaraat dana liggéey loolu ba nga xam ne dina di muy doon donc nar a doon combat boo xam ne nii donc day combat bu ñuy nangoo buy neex la nar a doon daal wax dëgg yàlla ci ñaari ñoo xam ne nii donc ay vrai combattant lañ donc dañuy bëre dañuy xeex donc ci nekk daal dina defaru ak mbokk que ne Bombardier fa mu jaaroon rek lay bëgg a jaaraat pour gagner te Balla Gaye du ko may loolu kon donc moo nar a nekk combat bu neex di wax ne ku ci nekk daal ñu ngi koy ñaanal kii yàlla may ko ndam di wax nag combat yi kon war nañu ko war a gaaw wax date bi ak yooyu ba nit ñi mën ko préparer daal ndax daal di ficeler ay combat aussi te amuñu date amuñu dara aussi loolu it neexul ci li nga xam ne mooy mbokki amateurs yi quoi. kii Dominique jàppoo ne combat bi combat à risque la pour kii nga xam ne moom mooy Balla Gaye nga xam ne dafa war a daan coûte que coûte Bombardier pour mën a jotaat ci ñeneen ñi. Vous écoutez Sen Vision Média. waaw combat à risque waaw côté Balla Gaye moom combat à risque la ndaxte peut-être moom li ko dese ci làmb bari na. kon te moom mi ngi bëgg jamono jii nii bëree koo xam ne peut-être roi des arènes bi la bëgg a bëreel wala ndax moom jàpp na ni gëm na ne dafa war a doonaat roi kon bu ko Bombardier daane moom ñi nga xam ne doon na leen moytu ñu nekk ci ginnaawam dañ koy gën a jege. voilà ngir bëreeg moom. donc muy affaire boo xam ne wax dëgg yàlla si côté boobu moom combat à risque la ci moom Balla Gaye. waaye ay defetam aussi loolu dina ko yokk bu baax a baax waaye côté Bombardier moom loolu voilà amu ci ndax léegi mu bàyyi làmb ndax bu bëreewul atum ren ji moom boo moytuwul affaire am yàqu quoi mais yàlla def ñu bëre ñoom ñaar Gaston Mbengue moo koy tëgg Gaston Mbengue waaw yàlla baax na. yàlla na ko yàlla may réussite ci combat bi après yàlla na Bombardier daan. jërëjëf Abdallah. waaw combat bi de wax dëgg combat bu nar a neex la. xëy na nag risque bi moom ni ko doo waxee rek ci côté Balla la gën a féete parce que tey xam nga Bombardier moom de toute façon daanaka bu yeggul ci buntu bi li ci des bareetul. donc tey moom bu ko Balla daanee aussi nit ñi dina ne bon voilà côté fin de carrière la nekk tuuti. ça peut se comprendre par contre moom bu daanee Balla dina xaw a am lu mu yàq tuuti parce que boo xoolee calvaire wu Balla mi ngi commencé woon ci Bombardier donc mu nekk combat boo xam ne wax dëgg dina neex daal parce que ñoom ñaar yëpp am nañ fit te xam naa ne voilà kenn du ci dellu ginnaaw Balla moom xam nga combat am du sedd bu nekk xam lu ko waaye contre xam ne moom dafa mën bës Bombardier aussi kenn du ko woo ci dara muy daw donc mun naa nekk combat boo xam ne daal gëm naa ne daal lamb mun na ci doxee sigi waat waaw wax dëgg lamb moom mun na ci jaaree sigi xanaa ñu ñaan yàlla rek mu am réussite bu mag a mag ba wax dëgg aussi juwaat yeneen combat yoo xam ne dinañ ñëw ci kanam. jërëjëf Abdallah ñu leen di fàttali ne fu mu nekk nii ba tey yéen ngi déglu seen émission bi di Vision Sport waaye nag waxtu bi moo ñu xaw a xoj tuuti suñu technicien moo ñu xamal ne li ñu desee daanaka bëriwul. xanaa ñu jàll jox ko tuuti rek mu dugal tuuti jingle balaa ñoo ñëw ci VAR. Vous écoutez Sen Vision Média au Sénégal et partout dans le monde. La radio Sen Vision Média est disponible sur le net sur www.senvisionmedia.com, sur vos téléphones portables via l'application Juno Radio et sur les réseaux sociaux. Sen Vision Média, la référence. La radio Sen Vision Média est disponible sur le net sur www.senvisionmedia.com, sur vos téléphones portables via l'application Juno Radio et sur les réseaux sociaux. Sen Vision Média, la référence. mbokk yi comme ni ngeen ko xamee émission bi di Vision Sport à chaque fois ba ñu ko tey ci dinañu def li nga xam ne mooy VAR moom jàngat seetu la maanaam vision avec réaction def benn jàngat après waxtaan ci. xanaa ñu tàmbale ko kii di Dominique mu def benn jàngat seetlu moom jox ko mu wax VARam alors Dominique. waaw man moom VAR tey ñaari point laa am yoo xam ne bëgg naa cee wax Eden Hazard bi nga xam ne moom kenn xamul lu mu doon wax dëgg yàlla war naa yaakaar naa ne war na gën a respecter Real Madrid xam ne championnat Angleterre bi mu jógee woon ba li mu fa doon def ba léegi wax dëgg yàlla ak ni ko Real jëndee war na ko mën a kii ndaxte ba léegi Eden Hazard bi mu ñëwee ba léegi blessure yi nga xam ne moom la am Chelsea ñu boo ko compté ci ay 5 ans moom la am Real Madrid ci benn at
voilà mu ngi nii temps yee passé rek lañ doon féete benn buyom boo xam ne moom la am ci équipe bi ba mu ñëwee ba léegi te ñëpp xam nañ ne Eden Hazard mën na lu ëpp loolu. ñaareel bi di Islam Slimani moom it wax dëgg yàlla voilà mu defoon benn interview temps yi passé semaine bi la suma juumul mu def interview di ci wax ci kaaw Oussem Aouar mi nga xam ne ñëpp xam nañ ne ab Algérien la d'origine. mu ci ñaawlu yenn waa dëkkam ñi nga xam ne dañuy wax lu bare ci affaire Oussem Aouar man it ma àpp naa ne képp koo xam ne africain nga war nga mën a respecter ñi nga xam ni ñoo nekk ci dëkk ba maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo choisir mayo défendre équipe nationale bi nga xam ne fa la ñu nekk muy par exemple nation africaine bi wax dëgg yàlla war nañu respecter ñi nga xam ne ñoo fa nekk ba ñuy bañ di polémiquer ci ñeneen ñi nga xam ne ñoom wax dëgg yàlla choisir ñu kii bi man moom li ma yàgg gëm rek voilà mooy képp koo xam ne sa dëkk bi nga xam ne moom fa nga jóge comme c'est Afrique dëkk bu mënti doon ci Afrique bu dee moo la nuyu di tàggoo ñëpp di leen ñaanal jàmm di wax ne yàlla na ñëpp nekk ci jàmm fii ba dimanche prochain incha allah et bye bye. jërëjëf Dominique Abdallah Ndiaye ñu jox la yow tamit nga def VAR bu nekkee am nga VAR wala ñu jàll ci Iliman Abdallah. waaw man VAR bi ñaar la bu njëkk bi man dafa am joueur international sénégalais boo xam ne man franchement waxuma sax man mais monde footballiste bi ñi ko ci comprendre bariwul mooy Mbaye Niang. parce que koo xamante ni ils avaient des débuts vraiment prometteurs ba ñëpp amoon ci yow yaakaar mais par des problèmes extra sportifs yoo xam ne tax nga bëgg a détruire sa carrière parce que bi mujj rek mooy Mbaye Niang mi laa ko moomoon dem ba mujj gi mu abale ko demoon na ba ay temps sax nit ñi foogoon na ni carrière am fi lay jaaree yàqu waareen nangoo jël risque bi ab la def prêt avec option d'argent ñu abal leen ko nga dox dugal vraiment but yu bari ñu dem lever option boobu dépenser xaalis jënd la 1 an nga fi def waroo woon am beneen xalaat bu dul football ndoog ñoom ak Ligue des champions mais avant mois de juin génn nga ni Marseille nga bëgg a dem waaw ba pare bi ñu laajee entraîneur am dafa ni Mbaye Niang bëggul concurrence mais équipe bu mag boo gis nga am ay objectifs mënuloo ñàkk concurrence loolu man daal moom moo ma jaaxal quoi yëpp di topp ay problème ak ay détails ba bëgg a détruire carrière am pourtant am na talent boo xam ne joueurs yu bari tey ñi ngi doxal seen football te amuñu ko man moom vraiment kooku moo ma jaaxal. deuxième VAR bi mooy Marcelo Bielsa ñu di ko wax El Loco mu nekk argentin nekk entraîneur bu mag am benn vision football boo xam ni dafa spécifique parce que boo xoolee sax entraîneur yu bari déparé ci Guardiola ba ci Mourinho ñëpp dañoo naw façon bi nga xam ne moom lay gérer effectif am waaw man wax dëgg yàlla ma baax de ci moom lool te bu ma sañoon ñu dàq Guardiola ba mu yor Manchester City parce que moom ni muy doxalee daal di ko gérer ay joueurs am man daal wax dëgg bég naa ci lool di gërëm ñëpp nag di sant ñëpp di ñaan émission bi wax dëgg doon émission yi nga xamante ni moom la nit ñi di gën a déglu donte bëgg naa sa émission rajo bi yëpp jëm ca kanam waaye nag son bopp ma la gënal du bañ naa la donc jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp jërëjëf yàlla Iliman di sunu chef desk sport vous écoutez moom lañu waroon tàmbalee waaye moom noonu la kuy dalal yaay séddale quoi Iliman waaw Seynou man moom sama VAR xëy na mën naa wax ne ci Habib Diallo donc laa koy kee ci li nga xam ne info yi nga xam ne jot nañ ko am que ne moom nee na bëggul woon a signé fi nga xam ne moom la waroon a moom la signé muy Strasbourg donc waa Metz ak dirigeant yi donc liñ mën a wax ñu wañ loxoom mu signé foofu may wax ne bu fekkee ne mbir mi noonu la demee doonut loo xam ne nii lu rafet la lu jëkkut la ndax joueur moom su demee ba nga xam ne amul choix ci équipe boobu donc waruñ ko fa mën a imposer pour que mu dem jéem a signé foofu donc liñ ko mënoon a bàyyi moom mooy fa nga xam ne fa la bëggoon a dem mooy Premier League bi nga xam ne fa la bëggoon a footballé mooy rêvam te yaakaar naa ne joueur yëpp instant bi ñu toll koo ci wax Premier League bi lay bëgg a football fa la am rêvam parce que ñooy fay xaalis te aussi mooy championnat bi ñu gën a suivre ci àdduna bi kon donc mënoon nañ ko bàyyi mu dem fa nga xam ne fa la bëggoon dem muy Sheffield yi nga xam ne moom moo ko sonnoon ci trop donc beneen bi ci des mooy man daal
waa attitude waa Liverpool daal ci cas Sadio Mané daal man daal kii na ma daal parce que daal boo xoolee daal ci effectif kii bi yëpp ak direction bi yëpp daal man su ma juumul daal moom rek laa dégg ñu ne moo ci corona daal donc à part moom dégg ak Alcantara Thiago Alcantara Thiago waaw d'accord kon donc dañoo kiiwul loolu mais man ñoom kon daal muy ñoom ñaar nga xam ne ñoom lañu wax ne ñoo ci corona ma doon jàpp na xëy na kon stratégie la ñoom buñ tegoon pour bañ mu ñëw équipe xaritoo yi nga xam ne moo añ parce que xam na gis ne début saison bi ñu nekk nii wax dëgg yàlla am donc dafa jël fas yéene jël Liverpool ko ci teg ko ci ay mbaggam donc ñu ne xëy na kon donc ay match amicaux yooyu du ko aajowoo dal mën na fa jëlee blessure wala mu am benn coono te am na yeneen match yu koy xaar donc ak moo tax daal ñu waxoon déclaré woon ne dafa corona mais daal loolu daal moo ci nekk mu nekkoon sama baar di leen nuyu aussi di leen jaajëfal ñi nga xam ne ñoom laa àndaloon sama naataango yi donc muy Abdallah Dominique ak yow moom Ousseynou ak suñu technicien bi di Amidou Pouy di gërëm mbokk internet ak auditeurs yëpp di déglu ci donc émission yi xam ne amul ndax ay fait technique ak yoo xam ne ni moo fi xewoon di ñaan yàlla suñu borom bi defal ñu jàmm ak xéewal ak sutura donc projet yeeg yëpp yàlla sottal ko teg ko ci jàmm di leen wax ba dimanche prochain incha allah ci beneen émission ak ci Vous écoutez Sen Vision Média. jërëjëf Ilimane xanaa man te ma tëj ak sama benn VAR boo xam ne dama koy jagleel kii di Ozil xam ngeen ne Ozil semaine bi ñu génn def na benn geste bu rafet xam muy mascotte bi nekk Arsenal nga xam ne waa Arsenal dañ ko waxoon ne ko fu mu toll ni dañoo bëgg a daal yeewi la nga dem ndax attanatuñu sa payoor lu ko waral mooy Covid bi moom Ozil mu jël ci salaire am noonu daanaka fii ak mu ngi nekk Arsenal moom dina continuer di fay kooku waajoo ji nga xam ne moom moo doon mascotte Arsenal di ko rafetlu vraiment ci geste bi nga xam ne def na ko. jërëjëf mbokku auditeurs yi kon mbokku internet yi mu nekkoon seen émission bi di Vision Sport ñu koy amal dimanche bu jot 16h jàpp 17h30 fii ci rajo Sen Vision Média di leen jox dox daje ba beneen dimanche incha allah. Vision Sport di ab émission sportive bu leen seen rajo Sen Vision Média indil di am dimanche bu nekk diggante 16h jàpp 17h30 ñu fas yéene di si waxtaane lépp lu jëm si wàllum tàggat yaram li ko demee ni football handball basketball ba si sax bëre émission boobule fas yéene wul bàyyi benn xeetu tàggat yaram Ousseynou Diallo fas yéene di ci ànd ak ay experts yi mel ni Ilimane Lagnane foofu si Maroc Dominique Diatta nekk foofu si France ak kii di Abdoulaye Ndiaye ñu fas yéene leen décortiquer lépp loo xamante ne ruuse na jëm si wàllum tàggat yaram émission boobule mën ngeen ko am ci www.senvisionmedia.com wala ngeen télécharge application Zeno rajo online ak rajo Sénégal ci Play Store wala Apple Store ba ci sax plateforme bi la di Tuner ak la rajo Sen Vision Média kumpa jeex na ci àdduna bi Sen Vision Média la référence.